sëriñ baa ngi dénkaane nee na réseaux sociaux yi ñu séq réseaux sociaux yii ñu séq te ku ne di wax di delloo sa moroom te ku ne di ca wax di delloo sa morom nee na mi ngi dénk ñëpp sëriñ bi ne mi ngi dénk ñëpp te commencé ko ci njabootam te commencé ko ci njabootam muy ñi aju ci Thiénaba nañu moytu nañu maytu waxante ci réseaux sociaux yi waxante ci réseaux sociaux yi ndax day yàq diggante kër yi ndax day yàq diggante këri diine yi te diggante këru diine yi te diggante këri diine yi mag ñi ràbb nañ ko ba mu rafet mag ñi ràbb nañ ko ba mu rafet ba dara xajul ci diggante yi ba dara lu ñaaw xajatul ci diggante yi wax yooyu di judd nag ci kër yi wax yi juddu nag ci kër yi ay tontante ku ne tontante sa morom ay tontonte di am ku ne di tontu sa morom te di ko jaarale ci réseaux sociaux yi bàyyi sëñ bi nee na yëpp nañ ko teg ci suuf Baye Seexu Thiénaba Baye Serigne Assane nee na mbooleem ku koy def nanga ko teg ci suuf te nee na jël na làmmañu xalifa généraux yëpp te nee na lii muy wax mi ngi koy wax ci mbooleem làmmiñu xalifa généraux yi ci réew mi ndax su yàqoo ñoom ñëpp la yàqoo ndax bu yàqute amee mbooleem ku yilif ak njaboot rek li yàqu mi ngi ci sa biir kër te yow lay waxaale ko nee na waxkat yi nekk ci kër sëriñ si sëriñ bi ne mbooleem waxkat yi nekk ci kër sëriñ si te ne ci plateau yi ak réseau yi te nekk ci plateau yi ak ci biir réseaux sociaux yi li ñuy wax tam nañ koy seetlu ba bañ a agressé kenn ñoom ñi nga xam ni ña nga foofa toog li ñuy wax nañ ko segg seet ko ba bañ a agressé génn kërug diine ndax réew mi laajul yëkkati ay wax yoo xam ne day sosaloo ay xol ndax réew mi laajatul di yëkkati ay kàddu yoo xam ni boo ko yëkkatee wax ko mu soosale xoli këru diine yi réew mi laajul loolu réew mi laajul loolu diine yi laajul loolu diine ji laajul loolu xare yi laajul loolu xare yi laajul loolu mbokk gi laajul loolu mbokk gi laajul loolu nee na mi ngi koy aaye ñëpp Sëriñ Thiénaba ne mi ngi koy aaye njabootam waaye di ko aaye mbooleem ku koy def ci réew mi te mi ngi dénkaane tam te it mi ngi dénkaane itam nañ ko moytu nañ ko maytu ndax loo xam ne su génnee ndax loo xam ni soo ko waxee mu génn mën nañ koo tas tasin woo xam ne mën nañ koo tas tasin woo xam ni day génn woo xam ne dootoo ko mën a contrôler day génn goo xam ni yow mi ko wax dootoo ko mën a contrôler te day fekk mu yàq goo xam ne te bala ñu caa wax fekk mu yàq goo xam ni te su xasee dugg ci wax te bu xasee dugg ci wax ba keroog buuf tey wal ba keroog buuf tey wal day ñëwaat di ñëwaat loola luy répété wala di ñëw ak a ñëwaat rek kon kilifa diine yi kon mbooleem kilifa diine yi ak këru diine yi ak këri diine yi ni ko mag ñi sampe woon ni ko mag ñi sampe woon ci taraanga ak mbaax ak ci mbaax ak am kersa ci seen i diggante ak am kersa ci seen i diggante ba mag moo ci dem ba mag moo dem ci moom su la nëbbul boppam fekk na fa leetaru moroomam fekk nga fa leetaru moroomam ñu séqante jàmm ak baax ak mbaax ak kóllëre nee na mi ngi ñaan sëriñ baa ngi ñaan ngir yàlla njaboot gi ne ci kër gi yëpp njaboot gi ne ci këri diine yëpp ku ciy waxati képp ku ciy waxati na nga contrôler sa bopp ba nga bañ a agressé kenn ca la ngay wax ci beneen këru diine pas-pas dafa foor te nit da nga koy moytu ci pas-pasam loolu la waxoon naa ko dénk sëriñ bi lii la wax ni nañ ko dénkaan nañ ko dénk njaboot gépp di ko dénk gouvernement bi di ko dénk daayira yi di ko dénk mbooleem ko aju ci këru diine yi di ko dénk mbooleem koy wax te aju ci këru diine suuf sii ci ginnaaw diksi bi te ñu lotissé woon ko ba pare mu nekk 87 hectares di 1870 parcelles nee na nañ ko teg ci suuf sëriñ bi nee nañu ko teg ci suuf nee na aaye na ñëpp nañ teg loolu ci suuf sëriñ bi nee aaye na lépp nañu teg lépp ci suuf wax na ko préfet wax na ko préfet wax na ko sous-préfet wax na ko sous-préfet wax na ko gouverneur wax na ko gouverneur wax na ko ministre de l'intérieur wax na ko ministre de l'intérieur di ko mi ngi xamal tam ni mi ngi xamle tamit ni ñoom ñi moom suuf si fa tabarakallah contre ñu sëñ bi na leer nañ wante lotissement boobu nañ ko teg ci suuf sëriñ bi ne nañu ko teg ci suuf d'accord ci su ko waree def ñam ko séqal ñu moom suuf si dinañ ñëw fii mu wax la mu ca bëgg ñu defal ko ca beneen bi mooy gàmmu gi te mooy 4e maam Amari Ndaak maam Ahmadou Ndaak Seck bi mu jógee Samba Sadio ba am ndam ñu jël mbalaan mi solal ko mënoon na koo feete mënoon naa feete bis ba mu amee ndam ca Samba Sadio dañu déedéet maam Amari Ndaak ni déedéet mu sanc fii 1882 mënoon na koo sanc bis boobu mënoon na koo feete bàyyi koog ñetti doomam yu tedd ya muy maam Momar Talla Seck maam Ibra Penda Seck maam ma dikke tafsir maam ma dikke bi mu leen boolee lim leen wax jàpp leen ci li ma jàpp mooy jàpp leen ci li ma jàpp ba am cër boobu mooy yonent bi
te tënk li yonent bi yoroon fii. te tënk yonent bi la ca tegawoon yonent bi yor ko fii. bi mu fi jógee xajul ci benn tënk. loolu xajul ci benn tënk de. moo tax jëwriñ yi bari. maam Ahmadou Ndak li mu ci am. maam Ahmadou Ndak Seck nag li mu ci am. ak famille bi mu ko bokkaloon. ak te mooy rakkam yu tedd ya. ak njaboot gi nga xam ñu àndoon ak moom ci famille yu mag yi. ak njaboot gi àndoon ak moom ci famille yu mag yi. gàmm googu la leen dénk. gàmm googu dong la ñu maam Ahmadou Ndak Seck dénk. nee na mi ngi ndokkeel ñëpp ci weeru gàmm bi. sëriñ bi ne mi ngi ndokkeel ñëpp ci weeru gàmm gii di ñëw. wante li changement bi mu ci bëgg mu am. waaye changement bi mu ci bëgg mu am ci. dani su weer wi feeñee. dani bu weer wi feeñee. doomam ak sëtam yi nekkoon ci jumaa ji. doomam yi ak sëtam yi nekkoon ci biir jumaa ji. di jàng Ibnul Muhayyab bi fukki fan yi. di jàng Ibnul Muhayyab ci fukki fani gàmm gi. bis bu njëkk boobu. sëriñ bi ne bis bu njëkk bi. mi ngi koy yëgal taalibe yi. muy ouverture bi sëriñ bi nee na mi ngi koy yëgal mbooleem taalibe yi. ak ñi mu séqal kër gi. ak mbooleem ñi mu séqal kër gi. Baye Jibi yaa ngi dégg. Baye Jibrilu Seck ndax yaa ngi dégg. sëñ As yaa ngi dégg. sëriñ As borom digal responsable moral des daayira Sëñ Tiijaan bu Canaba ndax yaa ngi dégg. toogal fi sëñ Mamadou Seck. toogal fi sëriñ Modou Seck Rokhaya. sëñ Alpha yaa ngi dégg. sëriñ Alpha yaa ngi dégg. toogal fi sëñ Ibra. toogal fi sëriñ Ibrahima Seck bu Baye Sëñ Taala nee na bis boobu. sëriñ bi nee na bis bu njëkk boobu. na ko ñëpp fekk ci jumaa ji. na ko ñëpp fekk ci jumaa ji. ñu invité waa adduna bépp. ñoo ngi invité waa adduna bi yëpp. invité taalibe yi. invité taalibe yi. ak daayira yi. ak daayira yi. ak njaboot gi. ak njaboot gi. ñëpp fekk ko ci jumaa ji. ña ko ñëpp fekk ci jumaa ji. ñu ubbi Ibnul Muhayyab bi. ñu ubbi téere bii di Ibnul Muhayyab. mu lancé message am. sëriñ bi lancé message am. média yi jël ko. média yi jël ko. ñu commencé gàmm. gi nag. loolu na ko ñëpp dégg. loolu na ko ñëpp dégg. fa tabaarakallaahu. ñu ngi sant ñëpp. ñoo ngi sant ñëpp. di ko ñaanal yàlla. di ko ñaanal yàlla. lii ne ci moom. yàlla teg ko fii. yàlla na ko ci yàlla defal jàmm. yàlla na yàlla defal ko ci jàmm. mu ànd ak njaboot gi yëpp. njaboot gi yëpp. wante ñu wax adduna bépp. waaye ñoo ngi wax adduna bépp ni njabootam. ak kilifa diine yi. ak président de la république. Baye Cheikh Canaba. Baye Serigne Assane Seck. di 9e xalif bu Canaba. jàmm la woote. jàmm dong la woote wootewul leneen. ci kër gii. ci njabootam. gii. ci ay taalibeem. jàmm la woote. jàmm la bëgg. te ci jàmm jooju lay dox. dong lay dox. jàmm la bëgg. ci lay dox. te jàmm jooju rek lay woote. ñett yii. ku ko fi séentuwul. doo ko ci gis. doo fi gis leneen. nee na Canaba. sëriñ bi ne Canaba. jàmm la ci bëgg. bëgg ci coow. sëriñ bi nee na bëgg ci coow. te du ko ci def mukk. liggéey bi fi ne. ay magam bàyyi ko fi. ay baayam bàyyi ko fi. ci jàmm lañ ko doon defee. ci jàmm jooju. ci lay taxaw ba def ko. ak ñi mu ko séqal ñëpp. ñu ngi sant ñëpp. di gërëm ñëpp. Je suis Souleymane Dia, le secrétaire particulier du khalife de Thiénaba. Donc à travers le message que le porte-parole vient de délivrer, le khalife, en dehors des retours de condoléances et d'informations au sujet du Mawlud, par rapport auquel il va innover, a surtout insisté sur une recommandation par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux. Donc le khalife, au nom de l'ensemble des chefs religieux du pays, recommande à la population, en particulier aux jeunes, de faire un usage utile des réseaux sociaux. C'est un outil de diffusion de la connaissance, mais c'est un outil qui, s'il est mal utilisé, peut entamer la cohésion qui a été construite au fil des siècles entre les familles religieuses. Le khalife explique qu'il est possible de comparer les foyers religieux à un champ. Le champ de Dieu ne peut pas être mis en valeur par un seul individu. Ayant compris cela, les différents chefs religieux se sont partagés le champ de Dieu. Chacun a mis en valeur à sa façon. L'objectif était unique, c'est qu'à l'arrivée, le champ soit propre, c'est que l'islam soit fortement ancré sur le pays. Ils ont atteint leur objectif. Maintenant, il n'appartient pas à leur descendance, par une mauvaise utilisation des réseaux sociaux, de porter préjudice à cette cohésion qui est le fondement de la nation. Les chefs religieux ne sont pas des grands électeurs, c'est des médiateurs de la paix sociale. Le khalife recommande aux jeunes d'utiliser les réseaux sociaux pour consolider cette paix sociale construite au fil des siècles et non pas organiser des invectives, des échanges agressifs qui, à l'arrivée, vont mettre en péril la cohésion nationale. Donc le khalife estime
qu'en tant que khalife général de Thiénaba, il parle au nom de l'ensemble des chefs religieux du pays et renouvelle son appel et demande à l'État de prendre toutes les mesures nécessaires pour surveiller le mauvais usage qui est fait du réseau social. Mais plus que la répression, c'est une bonne compréhension de cet outil technologique très efficace qui est le plus important. C'est un outil de diffusion des connaissances, c'est un outil d'auto-éducation, mais ce n'est pas un outil d'invective et de perturbation et de déconstruction de la paix sociale. Voilà donc par rapport aux réseaux sociaux le message que le khalife a voulu faire passer à l'ensemble de la nation. Khalifa bi daal nee na message bii mi ngi koy yëkkati di ko jàllale te yaakaar na ni mi ngi koy defal mboolem nawleem yi nga xam ni ñoo seq këru diine. mu ni réseaux sociaux yi jumtukaay la bu nit mën a jànge jumtukaay la bu nit mën a yare boppam waaye tamit jumtukaay la boo xam ni buñ ko utiliser ci fànn buñ ko warul utiliser mën naa yàq lu bari ci réew mi. këru diine yi ñoo tabax réew mi, këru diine yi ñoo taaw réew mi. xale yi sëriñ baa ngi leen di dénk ñu bañ a dugg ci dara ci réseaux sociaux yi loo xam ni day ayibal liggéey yu mag ñooñ te liggéey yu mag ñi neexul a ayibal xanaa kay ki ciy yëngutu moo ciy far yàqu. sëriñ bi daal nee na mi ngi dénkaane réseaux sociaux xale bu ciy dugg na doon pour gëstu, xale bu ciy dugg na doon pour jàngal boppam loo xam ni xëy na da ciy mottali formation am. waaye bu benn xale duggati ci réseaux sociaux di wax lu tegginiwul jëmale ko ci këru diine. porte parole wax na ko pas-pas dafa am doole ci doomu aadama koo attaqué pas-pasam li nekk ci xolam mooy delloo la lu ni mel te loolu nag bu yaatoo day yàq lu bari ci li nga xam ni moom la kilifa diine yi naka jekk masa sonne ba toolu diine doon benn. toolu diine xajul ci loxo benn jëwriñ, kilifa yu mag yi loolu lañ xamoon ba séddoo kër toolu diine yi ku nekk bay na nga war a baye waaye seen jubluwaay benn la woon mooy tool bi set te tool bi set mooy islam ami reen ci réew mi. islam am na fi ay reen bu ñu jaar ci réseaux sociaux yooyu ba yànqal garab gi. loolu daay mooy message bi nga xam ni sëriñ bi jàpp na ni mën na koo yëkkati lancé ko réew mi ci tuddi mboolem ñi nga xam ni ñoom la seqal diine yi.